Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV ñëppay dañ agréer. jërë ngeen jëf mbokk internet di Rafah TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu àq di leen balaax di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax tey nag ñoo ngi fii ci Daaru Marnaan ci complexe Kër Maam Awa Lo bu Serigne Makhtar Diène ku ne xam nañ tey jëlee 8 octobre xale yi ci la ñu war a dugg ci classe yi ngir door li nga xam si ne mooy njàng mi loolu nag lañ dikkoon fii ci Kër Maam complexe Kër Maam Awa Lo ngir seet si ko ba xam nu mu fi demee kon da ngeen ñu topp rek ñu dugg ci biir école bi xool nuñ ko dundee incha allah. وبخليلك إبراهيم يا الله وبكليمك موسى صالح خليل وبصعيب وإسماعيل يا الله وبسليمان نوح يونس اليسعي وزكريا يحيى هود يا الله هارون يوسف ياسين وآدم داود وسلك عيسى ويوسف وميثاق وغيرهم من الأنبياء والرسل لك يا الله وبالملائكة الرب ثم صفوتهم جبريل ثم بميكائيل يا الله وصاحب في إسرافيل قابل أتباع الخلائق وإسرائيل يا الله وبصحابة ثم الأولياء معا والعاملين من الأخبار يا الله وبالصديق وبالفاروق ثم بسرين ثم بالسبتين يا الله بمالك سر مزايا سابي أبي حنيفة الأحمد المحمود يا الله باللوح والقلم المحفوظ ثم بأقسك العسيم وبالكرسي يا الله وبالقرآن وبالتوريد ثم بما داود جاء به والروح يا الله بل صلاتي وتسليمي عليه له والآل والصحب والأزواج يا الله وأسبلن علينا ربي عافية وهب لنا القصد في الدارين يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا وارد لنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما نمر وناصب وهب لنا كل ما نختار يا الله وارد لنا كل ذي صرف وذي عرض ويسرا كل ذي تحصيل يا الله طويل لنا عمرنا سهل لنا غدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله ودمرا كل اعداء تضر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكلنا سما من كل مهلكة ونجنا من بلايا الدار يا الله وآفة عاد مقوسة مهن سلسلة سدة والفقر يا الله إهانة خلة مسلة قلب وفاقة عكس والجوع يا الله وفتنة والوباء والغرق مخرق والبرق ما سرق والكد يا الله وفتنة والوباء والغرق مخرق والبرق ما سرق والكد يا الله حر وبرد ونهب كربة نقم دلالة عرج والخم يا الله وهامة وخطايا دالة سلل والمسخ والخسف ثم الخسف يا الله
وخلة مع جنون علة مرد ثم الجسامين والنقصان jërë ngeen jëf mbokk internet di Rafah TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bal ak di leen baal ak di leen jox seen wàccaay bu baax a baax di rafetlu ànd gi nga xam se ne moom ngeen ànd ak ñun tey nag ñoo ngi fii ci complexe Kër Mame Awa Lo ku ne xam ne tey jii le 8 octobre dajanteeg ouverture des classes ñu ñëw nag fii ci complexe Kër Mame Awa Lo fas fi yéene ànd ak ñoom dund ak ñoom naka lañ dundee ouverture bi nga xam se ne mooy moo am tey jii di le 8 octobre loolu nag ñi ngi ci fas yéene feggoo ak Oustaz Diagne mi nga xam se ne moom moo féetewu ci wàllu arab bi. waaw comme inscription yi ñu ngi ko tàmbali woon 1er septembre ba tey jii may waxee yéen di 8 octobre wax dëgg yàlla macha allah xale yi moom ñëw nañ parents yi tamit wax dëgg yàlla ñëw nañ ak doole wuy si nañ ak doole ak école bi ndax fi may waxee yéen am na classe yoo xam ne def na ko dem na ba toll ñetti classe am na classe yoo xam ne ñaari classe lay doon masalan lu mel ni CI fi may waxee yéen ñetti CI jëlagul na ne dana am. naka noonu tamit C1 ay ñetti C1 jàpp na ne dana am yeneen classe yi tamit ay ñaar classe bi ci gën a néew daal ay benn te effectif ba wax dëgg yàlla macha allah kon daal lim bi ñu gis ren wax dëgg yàlla wuute na ak yéen doon gis ay kii loolu nag mooy wan ne yokkute kon foofu tamit dañuy profité di sant parents yi bu baax a baax si wuy si gi nga xam ne wuy si nañ ñu ko waaye tamit ak confiance bi nga xam ne jox nañ ñu ko di leen wax tamit ne incha allahu rabbi école bi nam doon doxee ban gis ñun confiance boobu amul virgule bu si changé day gën a day gën a dox ñu gën a am ci une confiance waaye dara du si dellu ginnaaw incha allahu rabbi waaw loolu tamit alhamdulilah rabbil alamin la ñuy wax ndax école privée bokkut ak école publique ndax école publique ñaare mën ngaa dem fekk dëkk àll ba ñee soxla nangam margal ak école privée ñun moom wax dëgg yàlla jàngalekat yi ñëw nañ 8 heures xale yi ñëw nañ 8 heures ndax bañ nañ ko ba tey loolu lañ bëggoon moo tax xale yi nga xam ne doon defoon seen inscription bulus yi ñu leen waroon a jox yëpp ak li si aju dañ leen a convoqué woon beneen jour avant ñu jox leen ko moo tax tey bi xale yëpp ñëwee danoo rappel rek xale yëpp dugg seen classe wax dëgg yàlla jàngalekat yëpp ñii def nañ révisé ñii def nañ cours ñi def cours nag mooy classe yi majalis yi nga xam ne ñoom danoo boole ñaari classe ndax ñoom révisé bu bëri bi mën naa tax ñu perdre seen temps lu bëree bëri moo tax ñoom dañuy ñëw rek bu ñu defee benn révisé tàmbalement rek effectivement dañuy daal dugg directement ci leçon yi mais yeneen ñi def ñëpp wax dëgg yàlla dugg naa classe yi wër naa wax dëgg yàlla macha allah xale yi ñëw nañ jàngalekat tamit ña nga def seen i cours ña nga def seen révisé xam naa wax dëgg yàlla dëgg cours yi moom door na waaye incha allah bëgg na nag moom samedi moom xale yëpp indi seen i bagage jàngalekat yi tamit lépp li war ci ñoom ci seen i jumtukaay emploi de temps yeeg et cetera ñu jox leen ko su ko defee incha allah rabbi moom cours yi gën a mën a démarrer waaye ala kulli haal ubbi tey jàng tey moom am na fii ci école bi Kër Mame Awa Lo waaw décision boobu danaan alhamdulilahi rabbil alamin ndax fii moom parents yi mën nañ ma seere loolu moom ñun ñoo si jiitu gouvernement bi daaw yaakaar naa liñ fi nangu si ay téléphone ëpp na 20 téléphone ak nangam ngir xale yi téléphone dafa am lu muy yàq surtout nag xale biy jàng indaale téléphone am si biir classe bi nga xam ne bu génnee diggante 11h ba 11h30 mën naa utiliser téléphone loolu mën naa changer xel mi yóbbu ko feneen moo taxoon ñun daaw dañ si jëloon seen i mesures bopp bépp xale boo xam ne jëloon sa téléphone dal na koo xañ sax diiru 9 mois yëpp am na xale yoo xam ne mois de juin lañ jot seen téléphone am na xale yoo xam ne ba tey jii maa xëy yéen jotagul seen téléphone ndax nag jëlagun ko mooy ñun xale bi buñ jëlee si yow téléphone parent bi moo koy jël si waaye du yow xale bi lañ koy joxaat ndax am na parent yoo xam ne ñëwagul moo tax duñ ko jox xale bi ndax parent bi bu ñëwee lañ koy jox xale bi waxaale ko nag sart yi tax ñu nangu woon ko ak li tax ñu téye téléphone ba léegi moo tax am na xale yoo xam ne seen i parent ñëw nañ fi bi ñu jëlee téléphone yi sax ñëw ñu la interview pour jox leen waaye danoo bañ 9 mois yi lañ ko téye ba mu jeex mois de juin leen doog a ñëw ñu jox leen téléphone ñu doo koo kii kon loolu gouvernement bi loolu mu def dañ leen si sant di leen si gërëm ndax loolu dafa am solo ndax xale bi téléphone dafa bëri lu muy yàq ni mu bëri lu muy defar noonu la bëri lu muy yàq xale biy jàng téléphone baax na si moom ndax lan yenn exercices yi yenn devoirs yi yenn recherches yi mën na ko def si téléphone waaye nag am na ay série yoo xam ne ak saari vidéo yoo xam ne surtout TikTok beeg WhatsApp beeg et cetera yooyu mën naa yàqal xale bi kon loolu ñu ko aay si établissement yi loolu moo wax dëgg yàlla dañ si ànd ak ñoom 100% di wax na ñun moom loolu si la ñu fekk te incha allah dañ koy gën a taral day gën a continuer waaw loolu moom dana dis lool dana metti lool dana jafe wala ñu wax si ndax ku imaginer Sëñ Maxtaar ndeysaan ak bëggam lu baax ñu ubbi école si Matar gisoo ko mu ñëw lëng xale yi surtout xale yi mokkal alxuraan lëng leen dugg si classe majalis waxtaan ak ñoom defal cours boppam nag jël crayon defal cours boppam loolu comme tey si man daaw mooy jël crayon defal cours boppam leçon bu ñuy wax arkanul islam ponkal islam yi bu leen ko recherché si YouTube di ngeen ko gis ndeysaan ñu manqué ko nag mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla lu métti la si ñun waaye nag ala kulli haal lu métti nag dañuy delluwaat xel suñu borom ndax ñun ay jullit lan ku gëm suñu borom la métti na nag waaye di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun suñu borom moo ñu ko joxoon jëlaat na ko dañ koy sant li ñu koy sant nag mooy Sëñ Matar guddut fan ay fanam guddut waaye dund gi barkeel na te loolu la ñëpp ñaan mooy ndax ñi fi des ba léegi mooy seen i tur ñi nga xam ne seen i tur des na fi ba léegi
liñ leen di fàttalikoo mooy li si Sëriñ Matar nekkoon lu mel ni si Murtala al mujahidul akbar ñëpp xam nañ ne liggéey bu mu liggéey si lislaam liggéey bu rëy bi mu liggéey si yoonu murit moo tax ba tey aw turam du far Sëriñ Matar tamit fii ba àdduna tukki ab liggéeyam du far ndax boo demee tali bees jumaa jaa nga fa daaray Alxuraan jàng fa nga ñëw fii si Daaru Manaan Mbusoobe complexe bu rëy bii ak centre formation bu rëy bii nga xam ne mébét na ko nga dem si wàllum social daara yi mu doon dimbale ñi mu dimbale si ñu tawat ñu et cetera lu bëree mu def ko si liggéeyal yàlla kooku ak dund gu barkeel la te loolu tamit nag métti na waaye ñun kenn ku ne loolu ngay ñaan kon at yu bëri amul solo waaye dund gu barkeel moo am solo kon li ma ko waxee woon léegi rek yàlla dolli ko yërmande foofu tamit dañ fi lancé message mooy ñun ñu fi bàyyi ñun ñoo am sasu rëy ndax Sëriñ Matar bëggutoon dara laal suuf bëggutoon dara ñu ko siy xeeb kon nag bañ na ko ba sax lépp lu mu daan liggéeylu ak lépp lu mu def dana xoolal leen ma la gën ma defee ko noonu kon ñun tamit ñun jàngalekat yi nañu fexe ba di am résultat ya gën am qualité surtout qualité nag ndax wax dëgg yàlla parents yi ñëw nañ mbooloo mi wut si nañ ñu lan moo ñu dese nag mooy li njàngum qualité te njàngum qualité moom wax dëgg yàlla ñu ngi si ndax at yi génn yëpp bu dee daaw jéeg CFA am na 100% daaw ñu am 95% BFEM ñu am 100% kon loolu qualité mënu ko passé te ren ji insha allahu rabbi maa leen ko dik lépp dinañ am 100% ngir njukkalee ko Sëriñ Makhtar Diène wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Je m'appelle Sohaibou Cissé, je suis enseignant dans l'établissement Kër Mame Awa Lo, l'établissement créé par feu Serigne Makhtar Diène. Je suis parmi les enseignants. Aujourd'hui, c'est le 8 qui est la rentrée scolaire 2025-2026. Je dis que depuis 8 heures, tous les élèves étaient là. Donc la rentrée est tellement bien faite parce qu'on n'a pas constaté d'anomalie, parce qu'on a fait une bonne rentrée scolaire depuis 8 heures à nos jours. Le slogan Ubbi Tay Jàng Tay existe au niveau de l'école Kër Mame Awa Lo parce qu'on a tout prévu, parce qu'il n'y a pas d'obstacle qui nous permette d'appliquer le slogan du ministre Ubbi Tay Jàng Tay, parce que vous le voyez vous-même, tous les élèves sont présents, tous les enseignants sont présents, l'administration aussi est présente. Quand on déroule les cours, les élèves sont en classe étaient en classe depuis 8 heures. Donc le slogan Ubbi Tay Jàng Tay existe bien au niveau de Kër Mame Awa Lo. L'interdiction des téléphones portables par le ministre, on a encadré ça ici au niveau de Kër Mame Awa Lo. Parce que avant l'interdiction même, l'administration avait pris ces mesures-là. Parce que vous ne voyez pas un élève ici amener son téléphone à l'école, parce qu'on a déjà prévenu ça. Donc l'interdiction, nous l'avons encadré aussi. Nous l'avons prévenu avant. Sëriñ Makhtar était un emblème. Je le dirais que était un visionnaire. Parce qu'il a créé un joyau très important. Un établissement qui, dans cette région, qui est l'établissement le plus attrayant, l'établissement le plus accueillant, et un grand établissement, quand on dit que Sëriñ Makhtar était un visionnaire de l'éducation. Aujourd'hui, il nous a manqué, vraiment, il nous a manqué, et que Sëriñ Makhtar était un visionnaire. Certes, il fera un peu des conséquences parce que les élèves, il manque les élèves. Les élèves aimaient Sëriñ Makhtar. Les enseignants aimaient Sëriñ Makhtar. L'administration aimait Sëriñ Makhtar. Mais aussi, il ne fera pas de conséquences au niveau de l'enseignement parce que l'administration est là, il gère. L'administration est là, il gère. Comme les conséquences, je ne dis pas qu'il y ait une grande conséquence là-dessus sur l'éducation parce que l'administration est en train de gérer tout ce qui est l'éducation quand même. Notre dernier mot, je lance un appel solennel à notre camarade de tenir le travail correctement, de faire correctement le travail pour avoir une école d'excellence. Sëriñ Makhtar a créé une école où toutes les conditions sont réunies. Donc je lance un appel à tous mes camarades, mes collègues, de mettre la main sur, de hausser haut et fort l'école pour la porter là où Sëriñ Makhtar le voulait. Je vous remercie énormément. Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV, ñëppay dañ agréer.